muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. taamu leen Tawfekh production ngir lépp lu jëm seen wàllu événementiel ngeen bëgg ay direct yu leer image haute définition ay reportage ngeen bëgg également ñu defal leen signal mu mën a jàllal si télé wala site internet wala en différé ba si ay écran géant lépp luy son et lumière Tawfekh production moo fi nekk moo fi mën mbokk yi pour votre actualité en temps réel Tawfekh production moo ci mën ak personnel bu xarañ boole ko jumtukaay yu mucc ayib fépp fu ngeen mënti nekk si biir Sénégal ñépp ñoo leen di teewlu Tawfekh production mbokk yi mooy assurer seen visibilité waaye nag jàpp leen Tawfekh multimédia bu ngeen bëggati ay jumtukaay jëm si wàllu informatique télécommunication audiovisuelle ay sonorisation mais également ngeen bëgg écran géant caméra ay support Tawfekh multimédia est là gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh production le leader dans son domaine. lii ñu am lépp Tawfekh sëriñ bi mën a may. gën noo gàtt noo Tawfekh sëriñ bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Honorable autorités religieuses, distingués invités, auguste assemblée,
nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et de l'intérêt que vous portez à cette célébration que nous appelons la fête de la responsabilité religieuse. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur des jeunes filles qui franchissent une étape importante de leur vie. L'entrée dans la responsabilité religieuse marquant le moment où elles deviennent, selon nos croyances, pleinement responsables de leurs actes devant Dieu. Ce passage est vécu dans la dignité, la fierté et la sérénité. Entouré par la famille, les éducateurs et la communauté religieuse musulmane. Il ne s'agit pas d'un changement de statut social. C'est un rite de passage, un moment de passage spirituel à une vie spirituelle où l'on célèbre leur capacité à comprendre, à choisir et à pratiquer leur foi de manière consciente. Et ceci, ce sera dans une démarche éducative, en les accompagnant à approfondir leur connaissance des principes éthiques et spirituels, à développer leur conscience de soi, leur responsabilité, leur autonomie, trouver leur place dans la communauté en tant qu'individu à part entière, porteur de valeurs. Elles vont recevoir un accompagnement adapté, respectueux de leur âge, de leur rythme, de leur individualité. Aucune contrainte, aucune obligation. Nous croyons à la pédagogie de la douceur et de la confiance. Cher Ramadani Ayatullahi de venir nous rejoindre donc ici. Donc on disait que cette fête permettait aux filles de recevoir un accompagnement adapté, respectueux de leur âge, de leur rythme, de leur individualité. Et ceci se fera sans contrainte. Nous croyons à la pédagogie de la douceur et de la confiance. Cette fête ne va pas à l'encontre des droits de l'enfant, car elle est respectueuse des droits de l'enfant. Devant vous aujourd'hui, nous avons de grandes sommités qui vont nous accompagner dans la célébration de cette fête. On va inviter Mademoiselle Saïda Zainab Ndiéguène qui va nous faire une lecture donc, du Coran pour déclarer ouverte la journée d'aujourd'hui. Saïda Zainab Ndiéguène, bismillah, tafaddal mashkoura. Mbokk mu tedd yi toog fii sunu autorité religieuse yi nga xam ne teewlu nañu bés bi, sunu personnalité yi nga xam ne ñépp ñëw nañ fi pour teewlu ak taaral bés bi, sunu yaay yi fit nekk, sunu doom yi nga xam ne tey jii dañoo ñëw pour gunge leen ci bés bu tedd bi, nekk bés boo xam ne dafa am importance. ñu ngi leen di tatagal, di leen massawu coono, di kontaan ci seen teewaay ci bés bi. Feet bi nag dafa nekk feet boo xam ne dafa am solo, ndax boo gisee mbooloo mi fi teew gunge ko mën nañu xam ne lii lu am solo la. Lan la ñuy feete tey jii?
dañuy feete sunuy doom ñu considérer ne ñoom dañoo jóge ci wàllu innocence ñëw ci vie spirituelle ñu daal di leen di considérer tey jii comme ñoo xam ne war dañoo dugg ci diine di jàng di wàccoog li nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala moom la ñu sant en tant que jullit nekkul nag loo xam ne dañ ko war a def ci loo xam ne dañ leen di forcer di woñ seen loxo ñun dañ fi nekk rek tey jii commencé ko ci seeni famille commencé ko ci ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal commencé ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo yor seen responsabilité pour wax ne dañ leen di gunge te gunge boobu nuñ koy defee dañ koy defee ci tekk ak teey def ko ci yërmande ak jàmm ak salaam ba ñu mën leen gunge ba ñu xam seen wareef yépp ci diine islam donc ñu ngi kontaan bu baax a baax nekk ci sunu kanamu xale yi tey jii di leen ñaanal fi ñu jublu yàlla si yàlla def tawfiix yàlla bu ñu gis dara loo xam ne daf leen di faqastal ci seen wàllu diine bu loolu weesoo nag ñu ngi commencé di jox parole bi ki nga xam ne mooy Seyda Zeynab Ndiéguène mu daal di koy ubbee ci alxuraan tafaddal yaa Seyda Zeynab Ndiéguène. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. ñoo ngi sant di gërëm sunu sœur Seyda Zeynab Ndiéguène ci lim ñu jàngal ci alxuraanul karim léegi ñu ngi woo Seyda Binta Thiam ñu ngi woo Cheikh Ramadan pour mu daal di ñuy defal
kalimatul iftitah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudati al-muntajabin wa ala jami'i anbiya'illahi wal mursalin. سماحتي العلامتين والآيتين لله سبحانه آية الله الرضا رمضاني الأمين العام لمجمع أهل البيت عليهم السلام وآية الله سماحة الشيخ عبد المنعم الزين الخليفة العام لأهل البيت عليهم السلام ورئيس المؤسسة الإسلامية في دكار ومجلس علماء أهل البيت عليهم السلام في السنغال، سعادة السفير الجمهورية الإسلامية دكتور حسن عسكري، سماحة العلامة المدير العام لجامعة المصطفى فاروق دكار، سماحة الشيخ الأخ العزيز حسن أسدي، والوفد المرافق لسماحته من الجمهورية الإسلامية، والسيدة الكريمة سيدة ميمونة في رئيسة جمعية فاطمة الزهراء عليه السلام التابع لمجلس علماء أهل البيت، أيها الإخوة أيها الأخوات، جميعا نرحب بكم في هذا اليوم المبارك، يوم إقران النورين، نور الولاية نورين، نور الإمام علي عليه السلام وسيدة فاطمة الزهراء، وزواجهما في مثل هذا اليوم المبارك. نهنئكم ونبارك لكم ونبارك الأمة الإسلامية جميعا في هذا اليوم الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. إن هذا التكريم الإلهي وتفضيله، تكريم الإنسان الإلهي للإنسان وتفضيله على غيره أو على كثير من غيره، إنما هو نتاج خلافته لله سبحانه وتعالى في أرضه، ومحط الآمال لإدارة هذا الكون الكبير الواسع الذي أي الإنسان هو جزء جوهري في هذا الكون، من هذا الكون، بل هو مركزه الذي يدور حوله كل ما هو سواه، ومسخر وموضوع تحت تصرفه. فكان لزاما أن يكون مسؤولا تجاه نفسه أولا، ثم تجاه الكون حوله، وتجاه خالقه وخالق الكون سبحانه وتعالى. وهذا الالتزام هو المسؤولية الأخلاقية العقلية، والتي نسميها في مصطلح علم الشرع بالتكليف الشرعي، مع أنه كان تكليفا عقليا قبل كل شيء، من باب وجوب شكر المنعم الذي يكون في تركه مذمة من قبل العقل السليم الذي شرف المولى عز وجل به الإنسان وتميز به عن غيره. إذن فالتكليف تشريف إلهي وزيادة في الفضل على الإنسان، وليس كما يظنه الجاهلون بأنه سلب للحرية، كما يعبر القرآن الكريم عليه السلام حكاية
عن هذا القول الباطل وتفنيدا له ولهذا الاتجاه الفكري المنحرف في سورة الجاثية الآية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. أيها الإخوة والأخوات، نجتمع اليوم تحت هذا الصرح وفي هذا الصرح الدعوي العريق للاحتفاء والاحتفال بكوكبة من فلذات أكبادنا من كريماتنا اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي إيذانا ببداية مرحلة جديدة في مسيرة الحياة المليئة بالمفاجآت، وتتطلب الاستعداد القوي وتهيئة الظروف المناسبة والأسباب اللازمة، ومن أهمها تهيئة الوعي الكافي لدرع المخاطر المغدقة والرعاية السليمة من قبل أولياء الأمور، وبالخصوص من قبل الأم التي من المفترض أنها أكثر من تلازمها في هذا السن وتنبهه من الأصدقاء أو الصديقات والزميلات ووسائل التواصل الاجتماعي بالخصوص، التي أصبحت الطابور الخامس الجاثي في كل بيت بإذن أو بغير إذن. وبالختام نسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا التوفيق ودوام الصحة والعافية حتى نصل معا إلى بر الأمان الذي هو الجنة، ويكون آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kon wax rek mooy ginnaaw ba ñu leen dalalee ci fii ci ñaari gan yu tedd yi nekk ci suñ kanam di samahatul allama Rida Ramadani nekk secrétaire général di majma al alim ahl bayt alayhim salaam ci Iran, ak sunu xalifa bi toog di sunu kilifa di sunu wasila di sunu lépp di samahat Cheikh Abdul Munim Zeyn nga xam ni mooy fondateur chiisme ci Sénégal, nekk président institution islamique sociale ak nekk président conseil zulama dahlil bayt alayhim salaam ak ambassade Iran ak mboolem ñi fi nekk teew ñu ñëw ñun ñëpp nag tey nekk ci seen disposition yéen sunu doom yii di tey yi nga xam dañuy xool ci yéen di am mbégte ndax tey mooy bis bu gën a màgg, bis boo xamee ni tey jii dafa tombé ak mariage bu nga xamee ni mooy mariage bi gën a sell gën a secret nga xam ne mu nga am ci arsh aw dog ñu koy dog célébrer ci kaw suuf, muy mariage imaamu Ali ibn Abi Talib ak soxna Fatimata Zahra di ñaari leer yi nga xam ñoo jur ñaari leer yooyu di Hasan ak Hussein nga xam tey njaboot yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñépp ci la ñooñu la ñu jóge ñoo tasaare l'islam nga xam mooy leer ci àdduna bi yépp. leer googu nag ci ngeen juddoo yi ñii moo tax ngeen ñëw tey ji nekk ay morceau ci leer yooyu toog tey ji macha allah si seen jotaay bu rafet bii tey ku leen gis kontaan xam ni tey jii nag yéen nag yéen a ngi war a préparé wu nag tey jii pour wone nag ni àgg ngeen ci li ñuy tuddee responsabilité nag kuñ koy jox mooy nit koo xamee ni ku ñu am ci moom yaakaar la, mooy ku parce que tey président de la république bi ñu koy tànn dañuy tànn ci 18 millions Sénégal yëpp dañ ciy seet kuñ ci gën a am responsabilité ñu jox ko ko. kon yéen tey jii suñ dee leen jox tey jii responsabilité boobu mooy taklifu chari yi mooy wane ni tey majeur ngeen. yéen tey jii yàlla mu ngi leen di yan comme li mu yanoon seeni papa yan ko seeni yaay pour ngeen jël responsabilité boobu wane na ne tey jii kon honneur la ci ñëpp, honneur la ci yéen ngeen xam ni tey kon taklif bi ñu lu leen di def mooy ngeen commencé war nag xam ni war na leen nag seen diggante ak seen bopp, seen diggante ak monde bi, seen diggante ak yàlla subhanahu wa taala am na lu leen war, ngeen war a respecter loolu nag ndax yéen la ñu jox ni yéen a war a diriger àdduna bi, surtout nag yéenay nekk ay yaay ëllëg war a xam ni yaay moom bu baaxee ëllëg léppay baax ndax jigéen moom mooy magasin yàlla bi nga xamee ni yàlla lu baaxam lépp ci la ko def
kon yéen nag tey jii su ngeen ñëwee ñuy ko honoré leen pour kii boobu vraiment ñun ñëpp dañu àddu kontaan di leen ñaanal nag subhanahu wa taala ngeen xam ni tey jii nag responsabilité yombul nag kuñ koy yan nag war nga xam ni nag lu diis lañ la yan nga war koo sàmm bu baax nag bis ni ki tey jii responsabilité boobu yanu ngeen ko ñoo ngi leen di ñaanal yàlla subhanahu wa taala arrivage bu mucc ayib ñun ñëpp ñu àndandoo insha allahu taala dem ci yàlla ci yërmande yi yàlla ci kontante bi yàlla ci aljanna ngeen am li ñu tuddee réussite totale wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السكرتير العام لمجلس العلماء أهل البيت الشيخ محمد نيا على هذه الكلمات الطيبة المحترمة. ñuy sant bu baax Cheikh Mohamed Nia nekk secrétaire général majlisul ulama ahlul bayt ci kàddu yu rafet yi nga xam ne moom la fi yëkkati di leen ñaax ci seen wàllu responsabilité ndax responsabilité jigéen moom amul âge boo juddoo rek nekk nga responsable ñu ngi leen di ñaanal yàlla gunge leen ci jàmm ak salaam ngeen xam ne li ngeen weesu ngeen ko li ngeen dëgmal seen kanam ci wàllu diine lu am solo la ak ci wàllu responsabilité donc face à la société bi ngeen xam ne moom ngeen di dund ndax yéenay yaay yéenay ummul yéenay aussi la mère de l'humanité ñu ngi jox kàddu gi ki nga xam ne mooy raisul majma al alami li ahlil bayt al cheikh al ramadani fa huwa dayfuna al karim fi hadha al hafla مرحبا بكم يا شيخ الرمضان. نماز شکرگزاری است. از خدا تشکر میکنیم که خدایا تو این همه نعمت‌ها رو به ما دادی، به ما حیات دادی، به ما زندگی دادی، به ما تنفس دادی. ما در این دنیا آمدیم همه چیز رو هم برای ما خلق کردی، همه چیز رو برای ما خلق شدیم که به تو نزدیک بشیم. خدای خودت کمک کن که ما به تو نزدیک بشیم. خدای خودت دست ما رو بگیر. خدای در عبادت تو دست ما رو بگیر. در کمک کردن به دیگران تو دست ما رو بگیر. در احترام به پدر و مادر تو دست ما رو بگیر. اینا همه شکرگزاری است. احترام به پدر و مادر شکرگزاری بزرگ هست. kon cant yàlla lu am solo la jaamu yàlla bu rëy la dañoo war a di ñaan yàlla saa su ne yàlla di ñu may tawféex ñu mën di sant yàlla di wax ak yàlla mboolem xéewal yi nga xam ne yàlla defal ñu ko yàlla ñu ngi la ciy sant li nga jëf yi nga xam ne yow yaa ñu defal tawféex ba ñu mën koo def yow yàlla ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm mbooleem di wax ak yàlla di ko ñaan yow yàlla julli gi nga xam ne ñu ngi koy def façon sant yàlla la yaa ngi julli pour lan mooy yàlla moo la digal na nga julli waaye yaa ngi julli ngir sant yàlla ci xéewal yi nga xam ne moom la la yàlla defal kon sant yàlla ci say jëf lu am solo la. اون وقت مطلب دومی که شما باید کار بکنید علمه، درس خواندنه. خوب درس بخوانید، برید دانشگاه، استاد بشید، دانشمند بشید. کشور شما برای اینکه پیشرفت بکنه نیاز به دانشمند داره، دانشمند در حوزه‌های مختلف. الان در سنگال ما متخصص زنان کم داریم. شما درس بخونید که خانم‌ها برای معالجه پیش متخصص زنان برن. چرا باید پیش مردان رفت؟ این تخصص مربوط به شماست. هرچه درس بیشتر بخونید، هرچه کشور بیشتر دانشمند داشته باشه، بیشتر به استقلال میرسه و کمتر وابسته خواهد بود. mu ne tombu ñaareel bi nga xam ne moom la bëgg a waxtaan ak yéen mooy wàllu xam-xam mu ne xale yi na ngeen yittewoo xam-xam bu baax a baax a baax a baax na ngeen jàng ndax njàng mooy li nga xam ne mooy yóbbu seen réew ca kanam waaw tey ay jigéen ngeen mu ne am na mbooleem ay spécialisation yoo xam ne jigéen moo ko war a def tey lu jëm ci wàllu gynécologue ci wàllu sage-femme tey am na fooy dem ci Sénégal doo fa fekk gynécologue
am na fooy dem ci Sénégal doo fa fekk ay sage-femme yéen a war a jàng yéen a war a wut xam-xam ba ëllëg ngeen mën a matal loola ndax loolu su matul réew mi du mën a jëm ci kanam kon na ngeen yittewoo xam-xam ndax xam-xam mooy li nga xam ne mooy yóbbu réew ca kanam. از پدر و مادرتون هم باید تشکر ویژه داشته باشید از معلمانتون از استادانتون که هم ایمانتون رو کمک کردن حفظ بشید و هم اینکه رشد علمی دارید پیدا میکنید. قطعا این تشکر باعث میشه که خداوند لطفش رو بیشتر شامل حال شما خواهد کرد. mu ne yéen xale yi na ngeen sant seen ñaari way juru na ngeen sant papa ak mama wala mama ak papa waaw na ngeen leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax ndax tey ñoom ñoo leen di tette ci seen wàllu ngëm yàlla seen ñaari way jur yi ñoo leen di jàngal naka ngeen di gëmee yàlla naka ngeen di yokkee seen gëm yàlla ngir ngeen nekk ay exemplaire ngeen nekk ay exemple ci wàllu ngëm yàlla kon sant bi ngeen di sant seen ñaari wayjur dafa mel ne yéen a ngi sant yàlla loolu daf leen di gën a jegel yàlla kon na ngeen bàyyi xel seen ñaari wayjur yi suñ leen teree ngeen bàyyi suñ leen digalee ngeen def waaye ngeen leen di ñaanal di leen sant saa su nekk. دعا میکنیم خداوند انشالله به همه شما و همه ما توفیق بده که هم ایمانمان روز به روز و بتونیم مفید باشیم برای کشورمون برای استقلال کشورمون. mu ne mu ngi leen di ñaanal yal na yàlla defal leen tawfiix yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla yokk seen xam-xam yal na yàlla téye ci seen loxo teg leen ci yoonu siraatal mustaqim yal na yàlla defal leen lu kawe seen njortu mu ngi leen koy ñaanal ndax loola mooy waral ñu mën a nekk ay jullit àqan. چون روز خیلی زیبایی برای شما هست و خداوند بیشتر از شما حرفا رو گوش میکنه از شما حرف گوش میکنه من دعا میکنم شما آمین بگید. mu ne bés bi bés la boo xam ne du ngeen ko fàtte mukk ci seen wàllu dund bés bu am solo la bés bu rafet la tey pour yéen mu ne tey jii yéen ay soppe yàlla ngeen kon moom dafay ñaan waaye yéenay wax amin ndax yéen su ngeen waxee amin rek yàlla dafay nangu ñaan yi kon mu ngi ñaan yéen ngeen wax amin xale yi. قبل از اینکه من دعا بکنم لازمه که از استاد شیخ عبدالمنعم که این چند روز کاملا مؤسسه خود رو در اختیار مجموعه قرار دادن که 7-8 تا برنامه در اینجا اجرا شد تشکر میکنیم و توفیقات ایشون رو روز به روز از خدای متعال مسئلت میکنیم. الحمدلله عالم بزرگواری هستند در این کشور و مؤثر. mu ne waaye laata muy tàmbali ñaan mu ngi sant kii nga xam ne moom la dendal kii mooy ayatullah al allama xalifatul am li atbaai ahlil bayt fi Sénégal. وبعد المعصية وصدق النية ووفقنا لما تحب وترضى. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم انصر من نصر الدين. آمين. واخذل من خذل المسلمين. آمين. اللهم انصر جيوش المسلمين. آمين. وعساكر الموحدين. آمين. اللهم انصر حماة الدين. آمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات على محمد. اللهم صل على محمد. ñu ngi sant di gërëm sunu gan gu tedd gi
ci wax yu rafet yi ak fàttali yu rafet yi nga xam ne moom la ñu fàttali te lépp nekkul lu dul njëriñ ci sunu wàllu diine mais nekk na tamit loo xam ne day ñaax xale yi nga xam ne tey jii ñoo nekk sunu kanam yor ay responsabilité jigéen du ndaw ndax jigéen buñ ko defaree ba mu baax rek defar nañu société bi ba mu baax balaa ñoo woo xale jigéen yi pour ñu wëyal ñu dañ leen di fàttale présence su autorité yi nga xam ne ñoo fi nekk ñenn ci ñoom ñi ci des incha allah dinañ leen fàttali présidente association majlis ulama ahlul bayt Cheikh Munim Azayn mu ngi fi ñu ngi fi aussi ak safirul Iran docteur Hussein al Askari directeur Sen Iran moom tamit mi ngi fi ñu ngi fi ak mudirul jamia al Mustafa al Cheikh Hussein al Asadi ñu ngi fi tamit ak docteur Zakiri bu Sen Iran donc ñu ngi fi tamit ak sunu jigéen mu nekk docteur Rose Wardini directrice clinique Océan ñu ngi rafetlu seen teewaay donc di tatagal ñépp incha allah képp ku fi teew bu soobee yàlla dinañ ñëw pour eggali ñu ngi ñaan sunu xale yi sunu doom yi sunu sët yi ñu jóg wëyal ñu inni fataatun qui a atteint l'âge de responsabilité et je prends exemple sur la fille du prophète Mohammed, PSL, la voie de la dignité des croyantes. Je porte la voile avec fierté et noblesse. Minkumi biddo debbo nyemiraɗo yumi nyembu mi ɓurɗo windere Fatimatu bintu Zahra. Fatimatu bintu Zahra mo rewɓe julɓe fof ñembata murdogal ngol mbiɗa faanoro heen kami ñembure e Fatimatu bintu Zahra daiman. man xale bu jigéen la boo xam ne dañ ko sant mu roy ci doomu sang-sang yi te mooy Fatimatu Zahra. Fatima mi nga xam ne ni moom mooy roykaay bépp jigéen jullit kon damay muuru comme Fatimatu Zahra muuraay bi moom lay sol te di ko tiitaro. Merci pour ces belles paroles qui à la fois représentent aussi une prise de conscience à ce niveau. Donc kontaan nañu ci woy yi ngeen di woy fii wane ne li tax tey ñu daje fii di leen ci ñaax am na loo xam ne jàpp ngeen ko ci ba pare ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal. wa al'an nu'ti kalaam ila samahati al-fadilati al-khalifati al-am li atba'i ahli al-bayt fi Sénégal al-Cheikh Abdul Munim Azayn. tafaddal mashkura ya Cheikh. سماحة آية الله الشيخ رضا رمضاني الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية في السنغال الدكتور الحسن العسكري، سماحة العلامة الفاضل مدير فرع جامعة المصطفى في دكار، سماحة الشيخ حسين أسدي، أصحاب السماحة العلماء، أيها الإخوة والأخوات، أبناءنا الأعزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Son aménage
xalifatil am li ahlil bayt Cheikh Abdoul Mounem Zeyn mooy commencé waxtaanam ci di leen nuyu di jiital ci nuyoo bi gan gu tedd gi nekk ci wetam di son aménage Cheikh Ayatullah Rida Ramadani di secrétaire général comme ni ñu ko waxee du Majma al Alami li ahlil bayt ak son excellence ambassade de la République islamique d'Iran docteur Hassan Askari ak recteur bu université internationale Moustapha di son aménage Cheikh Hussein Assadi ak mboolem ñi nga xamee ñooy borom xam-xam yi ak personnalité yi ak mboolem ñi fi teew ñépp mu leen di nuyu di leen dalal. أولا سأختصر الحديث مهما استطعت إن شاء الله لا يتجاوز دقائق محدودة لكن بداية أهنئ القيمين على هذا اللقاء أهنئهم من كل قلبي لأن هذا نجاح آمل له أن تتبعه نجاحات كثيرة في المستقبل. mu ni li muy jiiteel mooy di félicité ñi nga xamee ni ñoo taxawal lii di xamal ni tey ji lii réussite la bu am solo di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yeneen ay réussite yu mag topp ci ginnaawam mu ni nag dina résumé waxam tey ji ci nu mu gën a mën a résumé wu ndax temps bi moo ko dul may. أنا أخاطب الآن بناتنا الأعزة أقول لهن هذا عمل مبارك وهذا يوم مبارك ولكن أريد أن أتعرض لنقطة حساسة في ديننا الحنيف وهو موضوع حجاب النساء. mu ni tey dafa bëgg a waxtaan ak doomam yi di sëtam yi mu jàkkarloo di bëgg a waxtaan ak ñoom nag ci poñ bu am solo bu sensible nag mooy côté fulaar. الغرب يشنع علينا أننا نحن نظلم نساءنا فنطلب منهم الحجاب وهذا الكلام كذب بكذب. موضوع فلسفة الحجاب ليست عداوة للمرأة ولا نقصانا من كمالها وإنسانيتها. mu ne Occident dañuy song di attaquer musulman yi di wax ci ñoom wax ju doy waar ñu ni parce que jullit yi dañuy tooñ jigéen ndax fulaar bi nga xamee ni moom la ñuy waral ci jigéen mu sol ko ñu ni loolu tooñ jigéen la mu ni loolu nag ay sos la yu amul benn sëslaay. موضوع الحجاب هو سياسة إسلامية وضعت حتى تمنع انتشار الفساد في المجتمع الإسلامي. mu ni fulaar politique la boo xam ne moom islam da ko teg parce que comme islam day doxal état ak lépp mu ni il faut que mu am politique am bu muy doxal pour mën a éduquer nit ñi mu ni nag mu teg benn politique pour protéger jigéen ba ak yàqu-yàqu du tasaaroo ci société bi moo tax mu def fulaar ci jigéen. الحجاب له ثمرات كثيرة لا يمكن التحدث عنها في هذه السرعة ولكن سأتحدث عن واحدة فقط. mu ni fulaar dafa bari ay njariñ yu bëree bari yoo xam ne mënuñu koo nettali ci benn jotaay bu toll nii wante dina ci nettali rek benn wala boog yenn yu ndaw rek ci ay yi nga xam ne mooy njariñu fulaar. في حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
يقول الحياء من الإيمان. حياء الرجل يحصل بعفته وشرفه وكرامته وتربيته الصالحة ولغته المهذبة. كل هذه الأمور توجد حياء عند الرجل حتى لا يتصرف التصرفات غير اللائقة. mu ni dafay am hadiis boo xam ne daf ko bëgg rek ñu fàttali leen ko mooy boo xam dañ koo soloo ci sang bu tedd bi di yonent yàlla di sunu bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na kersa nee na moom mooy l'islam mooy diine. nit ki bu amee kersa rek am na diine. mu ne nag kersa googu nag li koy indil ci nit nag mooy yar bu rafet nga mën a xam li ñu lay wax ndooy wax ju teey wax ju rafet jëf ju rafet. mu ni loolu mooy def ci nit kersa. bu xasee am kersa nag bu boobaa am na diine ci moom ci wàllu góor comme ça. أما بالنسبة للنساء إضافة لما ذكرت للرجال هناك عنصر أو هناك معدن ثمين يوجد في المرأة هو معدن الحياء. mu ni loolu ci góor yi lañ doon wax mu ni ci jigéen nag moom mu ni jigéen dafa am benn loo xamee ni trésor la bu rëy boo xam mu ngi nekk ci jigéen nga xam ne moom mooy lu fort la ci jigéen muy kersa. kersa dafa doon loo xam ni lu jigéen lu nekk lu ñu fondé ci jigéen la. لأن الذي لا يستحي ينطبق عليه الحديث الشريف الذي يقول إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. mu ni ndax kersa dañ koy jëlewaat rek comme ci ni ko yonent bi waxe woon ci waxaat ko ci beneen hadiis mu ni day bokk na ci li nga xamee ni ndono la nga xam ni moom moo des ci njàngale yonent yi jiitu woon yëpp. yonent yi xam ngeen dafa bari woon ndax diggante Aadama ba ci yonent Yàlla Muhammad presque 120,000 prophètes lañu. mu ni nag ndonu loolu bokkoon na ci mooy kersa mooy boo amul kersa lu la neex def. nit ki bu ko amul kersa rek jeex na amatul soxlaatuñ ci moom dara ndax xam ne moom jombatul dara. وهناك سيدات في العالم قديما في العالم القديم كنا المثل الأعلى اللواتي جسدنا هذه الصفة الكريمة صفة الحياء. mu ni ci histoire am na ay jigéen yu am solo yoo xam ni nekkoon nañu représenté lii ñuy tudde kersa mooy ñi nga xam ni ci histoire dañ koy net ñoo xam dañoo représenté kersa. عبر عن سيدات هذا المجال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كمل من الرجال كثير وكمل من النساء 4 آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax mu ni jigéen ñooñu nga xam ci histoire ñoom ñoo représenté li ñuy tuddee kersa ndax dafa mel ni kersa moom mooy matal doomu aadama lépp. mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu dee ci góor ñi nee nañ ñu bari na lool ñoo xam ne ni moom kersa googu nekkoon na ci ñoom ba ñu mat góor sëkk. xëy na mooy yonent yi ndax ñoom ñooy infaillible yi nga xam ne ñoom duñ def bàkkaar mukk. mu ni mais ci jigéen ñi am nañu ci ñeent ñoo xamee ni ñoom tamit dañoo représenté woon dañuy tudde ak matuk doomu aadama ndax mooy kersa googu mooy ka ca jiitu di soxna Maryam di yaayu Joosi Isa alayhi salaam ka ca topp di Asiya nekk ci palais tooñkat muy Firawna nekk ci palais boobu yaroo fa nekk fa soxna mais terewul gis ngeen moom loolu yóbbaalewu ko
kon nag bàyyi leen si xel yéen xel yi jigéen ñi daal di kon modd bu mu yóbbaale leen kooku ci palais bu gën a bon ci àdduna la nekkoon mais modd ba yóbbaale bu ko muy Asiya ba mu représenté tey jii li ñuy tuddee ak matuk jigéen ñi mu ni ka ca topp di soxna Xadijatul Kubra nekkoon ci Makka nekk yoon soxna si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di première soxnaam mais ka ca tekku tam di doomam nga xam ne moo leen gën ñoom ñëpp nekk seen sang ñoom ñëpp muy doomu yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak doomu sang bu mag boobu muy Xadija muy soxna Fatimata Zahra alayhi salaam. سأعطيكن المثل الأخير فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء لها مواصفات وكمالات لا تحصى، لكن بالنسبة لموضوعنا واجتماعنا اليوم في موضوع الحياء فاطمة الزهراء ضربت المثل الأعلى في الحياء. mu ne nag ñooñu ñu tudd ñeenti ñooñu ñëpp danañ leen fi bàyyi jël kenn ci ñoom mooy ki mujj mooy waxtaani ci moom tamit ay lenn ci ay jikkoom mu ne ndax soxna Fatimata Zahra dafa mat complété boo bëggee waxtaan ci ay jikkoom yëpp doo ko matale mu ne loolu moo tax rawatina nag ci jotaay bi moo tax ñu bëgg a tànn rek lenn ci ay jikkoom mooy li ñu tuddee léegi mooy kersa ak ni ko soxna Fatima meloon ni mu amee woon kersa. من حيائها أنها كانت يوما من الأيام جالسة ومعها أم سلمة رضوان الله عليها، فرأت جنازة، وكانت العادة عند العرب أنهم يحملون الجنازة على خشبة ويغطون الميت أو الميتة يغطونه بقطعة قماش، لكن الزهراء استحيت من هذا المنظر وقالت لأم سلمة: إذا أنا مت فلا تجعلوني هكذا، وإنما اصنعوا لي صندوقا، صندوق كامل الذي هو التابوت الذي نعرفه اليوم، حتى تكون فيه ولا يرى تفصيل جسدها أحد. mu ne bokk ne doy na rek ñu wax leen soxna si ak ni mu doon dunde kersa xam da doon dund kersa bay xalaat ëllëg su faatoo xam nga ñu baree ba tey dañu am bu ñu faatoo lu tax ban sens la amatul seen ginnaaw ñoo xam nit ñu def mais moom ma nga doon sóoraale bis bi ñu ko waree teg ci kanamu jaat war koo jullee mu ne nag gis nga heure boobu ci arab yi ni ñu doon def ba dégg ni boo demee ci Sénégal fii ci yenn dëkk yi am na ko mooy li ñu tudde fas wi mooy nit ki bu faatoo li ñu koy teg noonu nga xam benn planche la boo xam dañu koy teg noonu teg ko ci buntu jàkka ji léegi ñu ñëw di ko jullee moom bi mu gisee loolu mu xam ni buñ ko tegee noonu nga gis buñ ko muuree da ngay xàmmee ki góor la wala jigéen la mu ni cëram nii day xaw a mel ni luy feeñ mu ni moom mu ngi doon suuraale ba loolu bi mu ko gisee rek mu ni man de lii bëgguma ko ci bu ma faatoo nañ ma fexe ba buñ ma teg ci lu ñuy tudde fas wi nañ ma defal leneen loo xam dina ma gën a am sutura gën maa sàng gën maa am li ñuy tudde kersa. إكراما لهذا الحياء ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يوم القيامة يأمر ملائكته أن يعلنوا لكل البشر في المحشر يقول لهم: غضوا أبصاركم ستمر فاطمة بنت محمد. لا إله إلا الله. dégg ngeen ko li ko yàlla fayee subhanahu wa taala moo tax yàlla du neenal jëf mukk. Fatima moom nga xamee ni kersa la doon dund ci kaw suuf bay xalaat naan ëllëg su faatoo nañ ko war a toppatoo ndax kersa la ndax kersa mooy matal ñëpp yàlla ëllëg la mu koy fayee mooy gis ngeen kay njëkk jéggi siraat ci nit ñi ñëpp Fatima lay doon. Fatima njëkk jéggi siraat ti buy jéggi siraat tabaan buy soxna Fatima buy dem jéggi siraat melu ni comme benn dëgg buy jéggi siraat cortège la kilifa la kon mboolem ñu ko gëmoon yéen ñi ñëpp di ngeen topp ci cortège am boobu insha allah mu ni cortège boobu buy jàll kersaam googu mu nekkee woon ci àdduna yàlla da koy fay danaan ey
yéen ñi fi daje ci kaw fii ci kaw addu ci fii ñu isaabe nga xam ni nit ñépp a fay daje keroog ñu dale ci aadama ba ñi mujj a faatu muy mbooloo mu kenn xamul nu muy toll danaan leen day am benn woote guy jóge ci kaw ndigal ni leen yéen ñi fi daje yéen ñépp wàcce leen sëgg leen wàcce seeni bët ndax am na lu war a jàll te loolu kenn waru koo gis ndax dañ ko war a fay mooy cortège su Fatima moo war a jàll ak cortège am yéen ñépp ni ngeen sëgg bu boobaa ñépp àndandoo sëgg Fatima cortège am ànd jéggi siraat dem aljanna ci kersëg boobu yàlla fay na لذلك أقول لكن بنات الأعزة اجعلوا فاطمة الزهراء المثل الأعلى لكن وإياكن أن تجعلن ما يجري في بلاد العدو في بلاد الغرب ما يجري من التهتك والفساد والفجور أن تجعلوهم المثل الأعلى وتقلدوهم قلدوا الزهراء لتسلموا وتكونوا أحرارا في دنياكم وفي آخرتكم في هذا المجال تكونوا أحرارا فقط أنقل هذه الكلمة فاحفظوها امرأة فرنسية أسلمت وتحجبت فسألها أحد الصحفيين قال لها لماذا حبست نفسك بهذا الحجاب فقالت له وجدت حريتي يوم لبست حجابي mu ni kon yéen lay waxal yéen sunu njaboot gi teew mu ni jël leen soxna Fatima moomu mu nekk seen royukaay na nekk modèle bi nga xamee ni moom rek moo leen intéressé moom ngeen di topp di ko jàng di ko étudier di xool moom nan la doon dunde en tant que nekk doom nan la dundeek baayam nekk yaay soxna nan la dundeek borom këram nekk yaay nan la dunde ak doomam yi nekk femme d'affaires nan la dunde ak société bi ko wër mu ne ni ngeen jël soxna Fatima moomu mu nekk seen kanam mu nekk seen exemple mu ni ngeen tegal ma fële bëgguñu ci yéen lu dul lu bon bëgguñu ci yéen lu dul tas yàq seen lépp loolu moo tax mu ni ngeen leen teg fële ndax xam ñooñu duñu ay exemple mu ni dina leen jox benn exemple mu ni dafa am benn femme française boo xam dafa tuub dugg ci l'islam bi mu duggee ci l'islam daa di jël fulaar teg ko ci bopp prisonnier sa bopp li tax nga tëj sa bopp yani pour ñoo jàppee nañ ni fulaar prisonnier tëj nga sa bopp soxna si ko non au contraire man bi ma duggee ci l'islam ba jël fulaar ci laa yëg ni ci laa am sama liberté fulaar moo ma jox sama liberté أخيرا أقول لكم حافظوا على هذه الكرامة والشرف الذي حافظوا على الشرف والكرامة حافظوا على الرمز الأعلى من في حياتكن حتى تشعرن بالعزة والكرامة والفخار أننا ننتمي للزهراء ولا ننتمي لفساد الأعداء mu ne kon nag li mu leen di dénk mooy ngeen wattu ak garde teraanga ji nga xam ni moom la leen yàlla defal teraanga la teraanga nag dañ koy garde mu ne ni ngeen wattu garde seen teraanga jooju ni ngeen jël Fatima toujours mu nekk seen modèle ni ngeen ko jël toujours di ko jël teg ko ci seen kanam ngeen mën a am seen liberté loolu moo leen di jàllale moo leen di tax ngeen mucc ni ngeen jël loolu قبل أن أقول السلام عليكم ورحمة الله أنا متعجب من هذه الفوضى الموجودة في الصالة ليش تأخذون البنات للخارج وتعملون هذه الفوضى مفروض الواحد في متكلمين يتكلمون يكون في جلوس وإصغاء كامل حتى ننتهي من الحديث بعدين افعلوا ما شئتم هذه الفوضى غلط mu ni l'islam xam nga dafa am nag loo xam ni dañ ko njëkk a jàngal ci départ lépp mooy dañ organisé wu yàlla dafa organisé wu bëgg tegal ñu l'islam ngir organiser ñu islam li tax mu ñëw mooy organiser nit ñi xam nga bu ñuy julli sax dañuy jël benn nit mbooloo mi li ñu bari
ñu jël benn nit teg ko bu su fee nit kooku toujours mooy conduire ñëpp topp ci ginnaawam nit teg mu ne nag kon loolu la l'islam bëgg moom kon suñu ñëwee tey fii ci jotaay bu mel nii nga xam ni tey jii ñun ñëpp dañuy wone tey l'islam mu ne nag war nañoo feeñal li ñuy tudde nag mooy organiser wu mais nag hiérarchie bokkul ci li ñu yaakaar ci kii boobu ndax tamit mu ni suñu demee bay waxtaan nag ci waxtaan yu am solo yi war na ak dal ak ñëpp toog déglu mais ay déplacement ak i dem ak ay waxtaan ak yu ma xamul yooyu anarchie la te loolu l'islam da koy bëgg ko moom taxit comme yéen ñi vraiment di ngeen di représenter l'islam wone leen civilisation l'islam mooy ànd leen akuk dal akuk tey toog déglu ki bàyyi génn géeg dugg beeg waxtaan yeeg yu ma xamul ndax loolu anarchie la te anarchie bokkutul ci dara ci l'islam. wassalaamu aleykum wa rahmatullah. kon kooku mu ngi koy jeexal ci wassalaamu aleykum. Cette journée est pleine d'enseignements, pas seulement pour les filles, nos filles, mais aussi pour nous qui sommes des femmes. On a eu à bénéficier donc de beaucoup d'enseignements à travers les discours du cheikh. Donc nous disons encore merci pour tous les efforts consentis dans la réussite de cet événement. Donc, nous vous rappelons que on a ici 2 cadeaux à remettre à Cheikh Abdul Mounim Zayn et Cheikh Ahmad Nia, venant de notre hôte, Cheikh Ramadani, donc, pour les féliciter de tous les efforts qu'ils ont eu à fournir donc, dans l'enseignement et dans la vie de l'association de Oulama Ahlul Bayt au Sénégal. Donc merci. di wax ne ki nga xam ne moom mooy Nour Cheikh moom mooy ñëw jàngal ñu li nga xam ne mooy shahada boo xam ne pour xale yi la ana Nour Cheikh. bismillahi arrahmani arrahim. ya ilahi alazim. في هذه اللحظة المميزة من حياتي أعاهدك أن أكون مخلصة لديني وألا أنحرف عن طريقك. يا إلهي الرحيم، أشكرك لأنك دعوتني وأخذت عهدا علي أن أكون أمة صالحة لك. يا إلهي، لقد منحتني الصحة والنقاء، لذا أعاهدك ألا أقترب من الذنوب أبدا. يا إلهي، أعاهدك وأعاهد والدي أن أكون دائما عند حسن ظنكم. يا إلهي، الآن وقد وصلت إلى سن التكليف أنا سعيدة، وأعاهدك أن أقرأ الصلوات وأؤدي واجبات ديني. آمين. Kodou Sène, centre Fatimatu Bintou Rasoul bu Sayda Maymouna. Kodou Sène na ñoo waxal ñu ci français. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ô grand Dieu, en ce moment solennel et mémorable, je te fais la promesse de toujours suivre tes commandements, d'agir selon tes ordres et de ne jamais m'écarter de la voie de ta lumière. Ô Dieu miséricordieux, je te remercie de m'avoir appelé et de m'avoir invité à faire une alliance avec toi, moi, ton humble servante, pour devenir une bonne personne à tes yeux. Ô mon Dieu, tu m'as accordé la santé et la pureté. Alors, je te fais le serment de ne jamais m'approcher du péché. Ô mon Dieu, tu as accordé à mes parents le don de la foi et je m'engage devant toi à toujours leur être reconnaissante. Ô Dieu bienveillant, en ce moment sacré,
je te fais le vœu de ne jamais m'éloigner de ton chemin attirant. Ô Dieu, ô grand Dieu, ô Dieu sans égal, aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir atteint l'âge du devoir religieux, taklif. Et je fais la promesse de respecter mes prières et d'accomplir mes obligations religieuses. Amen. Seigneur des mondes. Mademoiselle Kodou Sène, ñu ngi wax xale yi jigéen yi nekk fii yépp nañu jóg jàngal ñu Fatihatul Kitab. jóg leen yéen ñëpp ngeen jàng suratul Fatiha. لابد أن نقرأ حتى يكون منظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ñu ngi remercier autorité yépp ñi fi teew li ñuy wax naan ku lim juum mënuñu lim ñépp waaye ñu ngi kontaan ci seen teewaay fii xëy na jot bi moo ko mayewul te jotuñu teel a jot feuille présence bi pour ñu mën leen tudd mais nag képp ku fi teew ci autorité na xam ne ñu ngi koy tatagal di kontaan ci seen teewaay di leen sant di leen gërëm léegi ñu ngi dem ci ki nga xam ne moom mooy présidente association Majlisul Ahlul Bayt muy sunu sœur mooy sunu rakk di sunu mag di sunu yaay di ki nga xam ne mooy Seyda Maymuna Faye bi nga xam ne macha allah nekk na ku làmboo jikkoy Seydatuna Fatima Zahra alayha salaam Seyda Maymuna nag bi ñu xamanteek moom ba tey jikko bu rafet rek la ñu mën a wax ci moom comme membre yi nekk fii yépp ñoo xam ne ñu ngi ci yëngut ci association bi Seyda Maymuna ak jigéen ñi nga xam ne ñoo koy jàppale tooguñu ñu ngi lépp ci loo xam ne mooy jëmale activité yi kanam te loolu yépp dañ ko def rek pour njëriñu jigéen ñi kon Seyda ñu ngi lay sant di la gërëm di la jox kàddu gi nga dalal gan ñi waxtaan ak ñoom ndax lépp lu ñu fi munti def dañ la jàppale rek mais yow yaa nekk ca bopp ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara di leen dalal ci bés bu tedd bi dañuy jël sunu nuyu ak sunu ziyaara di ko jiital ci samahatu allama hujjatul islam wal muslimin a cheikh Abdul Munim Zayn nekk sunu baay waaye tamit nekk ki nga xam ne daf ñuy jàppale ci biti ak ci biir di daal di bëreel tamit sant ak nuyoo sunu gan bu tedd bi di cheikh Ramadani jóge ba Iran ak ci tàngaay bi ñëpp xam ne diggante Iran ak Sénégal sori na waaye daf fee ñëw ngir lan ngir ñëw ziyaar si ñu waaye ngir ñëw nemmeeku ñu si liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def di ziyaar tamit ñu mu àndal ku ci mel ni waa comité imdaad ñu ngi leen nuyu baax di leen ziyaara ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi bokk ci comité imdaad bi nuyu tamit safir bu république islamique Iran di Cheikh Hassan Askari daal di nuyu tamit sunu directeur di Hussein Asadi moom tamit ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm daal di nuyu sunu aminul am di Cheikh Mouhamad Nia ndax xam nañ ne bu ñu demee ba mën a taxawal lu mel nii moom moo ñu dooleel moo ñu kattanal ba pare jox ñu ay idée
kon moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko ziar bokk na ci biir ñi fi teew nuyu tamit monsieur Zakiri di directeur Seyd Iran Auto nuyu tamit monsieur Vazine moom mi nekk conseil bu ambassade Iran daal di nuyu tamit association yi fi teew ku ci mel ni association Sahaba association waa Renaf bu Pikine ñu ngi leen di nuyu bi yoon duñ leen fàtte ndax keroog fàtte woon nañ leen tudd ba ñuy karaame mais tey ñu ngi nuyu waa Renaf bu Pikine nuyu association tamit mooy yaayu daara nuyu tamit sunu mbokk libanais yi ak libanais yi ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax man maa yore kàddu sant ak ngërëm bi nga xam ne les femmes d'Ahlul Bayti ñooñu ko yebal ñu war koo jottali kon ñun duñu waxtaan dañuy gërëm rek ak am contentement bu baax a baax ci bés bi ndax boo gisee ñu organiser bés bi dañoo gis ne l'âge de la puberté yi léegi nit ñi dañ ko jàppoon ci 15 ans mais ba ñu jàngatee ba jàngat gis ne l'âge de la puberté nekkatul 15 ans dana tàmbali sax souvent ba 9 ans 10 ans moo tax ñu daal di organiser journée bi pour gën a ñaax waajur yu jigéen ñi jàngalekat yi ak ñëpp daal ñu fàttali leen ne ñu bàyyi xel xale yi koo xam ne tàmbali nga entre 9 ans jëm 15 ans parce que âge bi dafa nekk âge boo xam ne dafa dangereux trop ci jigéen su ko defee bu ñu leen xamalee seeni wareef diine xamal leen seeni wareef zahir ak baatin xale bi dana xam fan lay tegu daal kon loolu moo nekkoon objectif journée bi yàlla dogal na message yi fi cheikh yi jàllale am na solo trop kon ñu maa ngi ñaax sama bopp man en tant que Seyda Maymuna di ñaaxal sama mbokk soxna yi waaye tamit di ñaax sunu doom yi ñu bàyyi xel ci seeni wareef seen diggante ak seeni borom du ñu tëj mu ko tamit te gërëmuñu tamit sunu mbokk monsieur Thiaw moom tamit mu ngi fi macha allah liggéey bu mu ànd ak ñun ci ay élèves ñu ngi koy sant bu baax a baax jàppale nañ ci bourse bi ak sunu mbokk Insa Kaaba moom tamit ñu ngi koy sant di sant ñëpp daal fa tabarakallah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi delluwaat di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay ñëpp xam nañ ne temps bi dafa cher waaye tey jii ci li nga xam ne moom lañ ko def nekk na lu am solo nañu fexe nag ba lépp loo xam ne fàttalantantañ ko sunu biir ñu bañ koo fàtte surtout xale yi defe naa Seyda Maymuna ñëw na si wax na âge bi ngeen xam ne si ngeen toll wax na tamit li nga xam ne mooy tolluwaayu jamono waaye nag nit ki bul gis rek ñi nekk di def ci ay plateforme loo xam ne méngoowul ak sa diine wala méngoowul ak sa yar wala sa aada wala sa cosaan nga di ko toppandoo. muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. taamu leen Tawfekh production ngir lépp lu jëm seen wàllu événementiel ngeen bëgg ay direct yu leer image haute définition ay reportage ngeen bëgg également ñu defal leen signal mu mën a jàllal si télé wala site internet wala en différé ba si ay écran géant les plus sons et lumière Tawfekh production moo fi nekk moo fi mën ah mbokk yi pour votre actualité en temps réel Tawfekh production moo ci mën ak personnel bu xarañ boole ko jumtukaay yu mucc ayib fépp fu ngeen mënti nekk si biir Sénégal ñëpp ñoo leen di teewlu ah Tawfekh production mbokk yi mooy assurer seen visibilité waaye nag jàpp leen Tawfekh multimédia bu ngeen bëggati ay jumtukaay jëm si wàllu informatique télécommunication audiovisuelle ay sonorisation mais également ngeen bëgg écran géant caméra ay support Tawfekh multimédia est là gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh production le leader dans son domaine. ndax lii ñu am lépp Tawfekh sëriñ bi mën a may. gën noo gàtt noo Tawfekh sëriñ bi.